mbokki diaspora ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ak sa tur ak sa sant te yéen a ngi fii seen chaîne préférée Mak TV international Mak TV Sénégal tey nag dañoo seet si kilifa gu mag gu nekk ci dëkk bi ki nga xamante ne waa diaspora xam nañ ko waa Sénégal xam nañ ko waaye mu nekk ki nga xamante ne dañ ko war a wone ñëpp gën ko xam muy Mouhamed Ben Diop dañ koy bàyyi mu daal di dugg daal di nuyoo daal di présenté boppam président nuyu nañ la. Ali maa ngi lay fay di nuyu téléspectateur u Mak TV yëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ziar ci àjjuma bi te di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal fépp fu waay nekk rawatina doomu Sénégal di leen ziar ci bés bi tamit di ñaan yàlla defal leen jàmm ak sutura. président ñu am mbégte lool ñëw jàkkaarloo ak yow ndaxte yaa ne pas-pas. dëgg la ba pare am mbébét ci dëkk bi. dëgg la tey boo ñu doon wax Mouhamed Ben Diop tey loo ñuy wax kan mooy Mouhamed Ben Diop. waaw Ali Mouhamed Ben Diop nañ jàpp ne benn doomu Sénégal la boo xamee ne fii laa juddoo màggee fii mun naa ne ba tàmbali fi liggéey su ma waxee juddoo màggee fii laa defee lépp loo xam ne ndaw moom lay defee ci réew mi ba commencé fi liggéey dem ba jimmi jamono ci laa dem bitim réew sama dem bitim réew nag am na loo xam ne jiitu na ko ndax daanoon naa def ay génn mais génn yëpp dafa daan nekk dans le cadre de la coopération sud-sud yoo xam ne daanaka mun naa ne réewu Sénégal laa fa daan dem représenté donc daan dem ci yenn gox-goxaat yi ba ni may demee à partir de 2009 2010 installé wu à Paris donc loolu moo andi sama nekkin foofu ba nii kon léegi tey li ñu lay laaj mooy maanaam tey Sénégal y a plus de 300 partis ak mouvement politique tey maanaam mouvement Pass-Pass tey lan la mën a indi lu bees li nga xam ne mën na ko teg ci loxo sénégalais yi ba maanaam ñu am kóolute naam tey gis nañ ni sa parrainage jàll nga ci facilement ak loolu tamit nga wax ñu ci nan nga def ba mu yombee noonu daal ci sa côté. waaw alors ni mu yombee noonu amaane du ma ne sax lu yomboon la waaw bu ñu ma ne may nodd bi daanu waaw du ma ne sax lu yomboon la ndax parrainage la boo xam ne bañ koy def sérieux bi ci war yëpp dañ ko ci def nit ñi dañu wàcc sur le terrain yoru ñoon ay mallette ngir mën a di ko séddale ngir mën ñu jox ndax discours bi ñu andi ak li nga xam ne offre politique bi nga xam ne moom la ñu andi loolu la ñu àndax ci Sénégal yi mu nekk liggéey boo xam ne tàmbali nañ ko bien avant ñu wax wàllu parrainage ndax amoon nañ njort ne dinañu daanu fii loolu muy benn ñaareel ba ba mu yegsee ñu ci dox li nit ñi foog maanaam dem nañ ba ci biir yàlla dogal mu am coalition boo xam ne seesi nañu ñu koy wax waa coalition bunt bi ba ñu seesee ñu seesi au lendemain wala le soir même bi nga xamee ne def nañu tirage bi ne mouvement Pass-Pass moo jiitu ci parti yi nga xam ne ñoom ñoo war a déposer seen parrainage ba ñu seesee waxtaan ak ñun ñu déglu leen toog waxtaan suñu bureau politique bi ñu gis ne lañ doon waxtaan dafa dëppoo li nga xam ne wala moom lañ ñu seet si dafa dëppoo wax ji nga xam ne yàgg nañ ko wax ndax dañu yàgg wax ne fa ñu jëm nii bu ñu jiitoo tamit danañ taxaw xool Sénégalais yi nga xam ne amaane danañ mën a ànd ak ñoom ndax waxoon nañ ne du ñu fekki kenn wante ku ñëw ñu boot la waxtaan ak ñoom ngir jéem a seet naka la ñuy doolelee suñu bopp ngir mën a ànd ci fa ñu jëm ndax xam nañ ne du yomb donc ñoom ba ñu ñëwee seet si ñu waxtaan bi def naa gis nañ ñaar wala ñetti yoon ci diggante bi ba gis nañ ne war nañu mën a ànd noonee la ñu yàlla suturaale ñu ànd ci déposé ndoo suñu dossier ñoom ñu jiitu ba démb nu ñuy jotee confirmation ne finalement dossier bi accepté nañ ko mu nekk loo xam ne kon di maa ngi ci félicité képp koo xam ne mu ngi ci biir coalition boobu te ñu xam ne slogan bi ñu ci trouvé mooy Pass-Pass mooy bunt bi ñu leen di jaajëfal waa bunt bi di jaajëfal tamit képp koo xam ne yaa ngi Sénégal te jàppale ñu ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon def donc loolu mooy jàngat bu njëkk bi ci wàllu parrainage yi donc yombul woon ku ne la yomb na
amaana xëy na ci ñenn yi mais gis naa ci ñoo xam ne. dañoo gis kat ñenn ñi pour seen parrainage jàll lu nekk la ñuy daj yéen ngeen ñëw yéen a njëkk a jàll. waaw mais moo tax ñu tuddee ko yomb. waaw xam nga amaana xëy na noonu lañ ko mën a te yàlla dogal na xëy na la ñu parrainage ya ñu yoroon mu nekk ay parrainage yoo xam ne lu wér la. lu wér la ndax dañuy ñëw toog ak nit ki waxtaan ak yow nga xamal nañ ñëw mosoo parrainé kenn muy benn ñaareel bu offre politique bi nga xam ne moom lañ la proposé nekk na loo xam ne loolu ñu nangul la te amaana am na ñoo xam ne sax ba ñu yëgee gisee ne ñun la ñu njëkk a defal ñun la ñu njëkk a tiiral loolu tax na ñu ñëw ci ñun ndax fooguñu woon ne dañuy dem législative ndax ñu ci bëri dañ doon wax ne Mohamed Ben Diop ñu ngi koy séntu 2024 xëy na loolu moo gënoon yaatu ci communication ba ñu ci bëri foogoon nañ ne élection yi duma ci dem mais mu nekk loo xam ne coppite la boo xamee ñun ñoo sàkkoon def ko jubluñu ci lu dul li nga xam ne tey ñoo ànd ak man ci liggéey bi ñuy samay collaborateur mu nekk loo xam ne dañ leen di jiital ci élection yi ba fi may waxee yow nii am na ci ay kilifa yoo xam ne nanguwuñu wala seen xel mënta nangu lan moo tax ban bokkuma ci élection yi man personnellement. kon yow nekkoo ci liste bi. nekkuma benn yoon ci liste yi. lu waral lool. waaw Ali li ko waral politique comme ni ma la ko waxee rek du nit ki du dañ la jiital te yàlla dogal ko nga def ne lu ñëw rek dafa war a yem ci yow. Sénégal dañu yàgg toog di kaas affaire cumul te ñu koy kaas ñoo koy ñëkk a def ndax bëri na ay député maire cumul la. cumul de fonction. te ñaari fonction la boo xamee ne ni mën nga nekk maire ville bi dëkk bi gën a sori nekk député li ngay nekk Dakar mooy ëpp li ngay nekk si sa gox te boo ñëwee taxaw ne état bi liggéeyu fii lii defuñu nañu xoolaat d'abord suñu bopp ndax yow tey la ngay jël di ko cumuler ñàkkul ne am na tey ku la dend yow sa collaborateur boo xam ne mu ngi koy matale ndax mandat bi nga jël di ko def cumul boo fa nekkulee ki nga xam ne moom mooy sa adjoint moo koy matale kon léegi yow kooku kay jiital ko moom mu féetewoo maire bi yow nga dem jël députation ñu ne pas-pas bu ñu ñëwee du ñu nekk ci débat boobu bu ñu xasee ba investir la pour local ci maire ngay yem bu ñu la investir pour législative ci législative ngay yem bu ñu la investir pour présidentielle sa yoon newul ci yeneen élection yi mais ñun ñëpp ñooy àndandoo battre campagne du Massamba rek lu mooy def wala ma dem ñun ñëpp maanaam dañuy jël su li ñuy wutale loolu la ñuy jël boole ko mu doon ab force boo xam ne ci la ñuy àndee te loolu yëpp xeetu wanin la te li ñu bëggoon te li ñu ci jublu woote naa ci def ci appel muy wax tey képp koo xam ne kilifa parti nga te présidentiel intéressé la nga jël législative yi bàyyi ko ñi nga xam ne moom mooy say collaborateur wala xëy na ñoom sympathisant la ñuy wax wala camarade wala quelle que soit appellation boobu ñoom bi ñu munti utiliser mais mu nekk loo xam ne dañuy jël bàyyi ko ñoom ba pare gunge leen ci wàllu boobu ba ñu demee bu ñu nee nag ba présidentiel ñu mën a jongante ak ñooñu loolu bokk na ci différence bi nga xam ne pas-pas ànd na ko pour rejoindre li nga wax ne y a plus de 300 partis yi fi nekk te liñ ci gis mooy plus ñuy gën a dem plus partis di regroupé wu au niveau des alliances au niveau des coalitions les coalitions sax mooy le mot bi nekk en vogue parce que dañ gaaw mën a jël benn affaire donc avant alliance la woon léegi coalition lañ jël donc suba ñu jëlaat beneen mot donc noonu lay demee de telle sorte que bu ñu demee noonu mais mieux vaut ñu def ay pôle tey nii gis nañ ne opposition bi fi nekk ñu bëri retrouvé wuñu ci opposition boobu pouvoir bi kenn waxu ko ñëpp ngi waxu troisième voie mais troisième voie bi ku nekk yaa ngi dem xanaa bu yàggee dina am 4e 5e 1000e voie mais loolu yëpp c'est pas important xam li am importance mooy ñu jël Sénégal bi def ko au cœur du système jël Sénégal bi teg ko au cœur de la stratégie bi nga xam ne moom la ñuy teg lu ñu fi mënti def ak alal gu ñu mënti am ak lu mënti doon soo amul des ressources humaines yoo xam ne yu compétentes lañ duñ dem fenn te loolu yàlla dimbali nañ ci xarañ bi nga xam ne Sénégal yi xarañ nañ ci dimbal nañ ci gaaw mën a jàng su ma naan gaaw mën a jàng mooy lu ñu gis tey ji ëllëg bu ñu ko jëlee jëlaat ko da nga naan tey ji ñoom ñoo ko créé woon ak yeneen ndax yeneen yoo xam ne tey ji am na créativité ak benn jagleel bu ñu yàlla may ci wàll boo xam ne tey waroon nañ ko gën a mën a développer ba Sénégalais yi tey jii dinañ weesu fi ñu toll nii man daal loolu laa gëm ba léegi te gis naa ko am nañ ci ay jàngat am nañ ci ay exemple xam na ne kon waroon nañu mën a weesu fii ci plusieurs domaines ci kaw ñu basé wu ci li nga xam ne mooy suñu vraie force
mbir mi foofu la nekk. waaw mu nekk lu doy wax ndaxte tey li ngay def nii tey dafa mel ni ñu ngi ko fiy soog a gis créer parti élection législative ñëw nga yegg si nga bàyyi koog say naataango yow nga ni doo ci dem da ngay xaar li nga xamante ne moo la yëkkati. muy élection présidence 2024. ñu jëm ci élection législative yi nga xamante ne jamono ji ñi Sénégal bëri na coow lool. ndaxte gis nañ li si ñuy recalé ñii respecté wuñu ñii respecté nañ. tey lan moo waral loolu tey. waaw alors li ko waral mooy li ma la waxaat rek mooy ñu il faut que ñu remettre en cause suñu bopp. dinañu wax Sénégal yi dinañu wax système bi mais nañ jàpp ne système bi ay nit lañu te tey jii am na code électoral bi gis nga ne ñu ngi nii teg ko parti boo ci dem am na ko xam nañ lu code bi wax bi ñu wax waxu parrainage yi ñu ne CEDEAO daf ko condamné terewul ak loolu nit ñi ñu ngi mujjee nañ ko appliqué bu ñu demee ba nangu topp processus nañu dëppoo charte boobu noonu tey du ma ne diw def na lii diw deful lii ndax boo ko ci waxee da ngay dugg ci parparloo ñu newuñu ci parparloo dañ ne dara boo ko bëggee soppi da ngay dem ba da ngay nekk ci biir nga mën koo soppi tey ji lu mu mën ci doon mënoon nañu toog waxtaan dem ci trouver des solutions liste yi ñu recalé li tax ñu recalé ko motif yi bëri na lu nekk yaa ngi koy dégg mais tey ji man li ma doon séntu xëy na ci direction générale des élections comme ni ñu ko defee ci bi ñu invalider liste Yewwi Askan bi mënoon nañ ko def ci yeneen liste yi def benn communiqué pour ne kat wala kuñ ci invalider sa liste mu am benn procès verbal biy génn ñu ne lii ak lii moo tax nit ki ñu mën ko invalider et que bu boobaa kooku dana doon jàngat ci moom ba beneen yoon bés bu demee ba nar a def loolu mu xam ne am na beneen taxawaay ndax nañu xool ne li ci am ci li ñuy wax société civile yoo xam ne déposé nañ candidature dafa war a interpeller les politiques pour wane ne tey ji dem nañ ba bàyyeetuñ leen ko ndax lañ fay jëlal bëgg defe ne seen biir rek la waree tey jii ñun ñu ngi ko gën a bëgg a yaatal ba tey ji bëgg nañ ci am yeneen taxawaay yoo xam ne tey jii bëggatuñ ci politique mais liggéey la ñu bëgg te def naa société civile tamit bu demee bay dugg ci campagne électorale wala bëgg a dugg ci arène politique bi loolu la ci jublu ngir mën a andi expertise boo xam ne xëy na gisatuñ ko tey jii ci les hommes politiques du Sénégal. waaw mu nekk lu am solo tey maanaam ñu gis ni président Macky Sall. moom mi nga xam ne yàlla moom la teg ci bopp réew mi. ren mooy fukkeelu anam ci bopp réew mi. tey maanaam li mu jot a liggéey boobu ba léegi tey ban jàngat nga ci am yow. waaw li mu jotul liggéey comme ni may wax ñun dañuy lu ci waay def rek dañ koy rafetlu tey boo ne ma woon Senghor li mu fi liggéey dama koy rafetlu Abdou Diouf li mu fi liggéey dama koy rafetlu Abdoulaye Wade li mu fi liggéey dama koy rafetlu kon moom li mu mënti def dama koy rafetlu mais ci kaw rafetlu boobu yëpp du ñu tere ñu toog am jàngat goo xam ne dañ koy def jàngat bi ñaari anam la soit ñu toog def dénonciation comme ñëpp wala ñu toog def ay constat comme ñëpp mais tey ji Sénégal war nañ mën a génnee beneen yoon et pas-pas foofu la tegu tànkam muy xam nga lan solution tey dañ ñëw taxaw ne naam dëggal li mu def yëpp baax na mais amaana nam ko defee def nañu ay choix yoo xam ne gënul ci réew mi li tax ma ne gënul ci réew mi politique taxul ñuy wax mais dañuy xool tolluwaay réew mi tey Sénégal 2022 boo génnee nit ñi lu ñu lay ñëkk wax dañu xiif loolu gàcce la ci ñun li tax ma la wax loolu la tuddal naa léegi Senghor jamono ji Senghor di wax naan Waalo moom mooy nekk le grenier wu Sénégal Senghor laa la wax kon waroon nañu tey ku ko yeewoon ci fu mu tëdd ne ko Sénégal ñu ngi wax waxu autosuffisance alimentaire ba léegi dina ne du Sénégal bi ma fi bàyyi woon ndax wax naa la ko ci njëlbeen wax suñu borom wàccoo nax ñun Ali jàppal ne tey ji Sénégal am na lu ëpp ci 3 millions d'hectares ci suuf soo xam ne bu nangu bay la position géographique du Sénégal kooku jagleel suñu borom la naaj bi nga xam ne moom la nit ñi di daw wala di ko kii am na yeneen dëkk boo demee buñ ko amoon tey ji danañ daw ba fatu te lu nekk ñu ngi koy def ngir mën a am naaj boobu yàlla jagleel ñu ko daanaka ñu koy am ci at bi yëpp lu am plus de 3000 heures d'ensoleillement le Sénégal di am Sénégal ci li ñuy perte ci ndox mu neex boo xamee ne mu ngi jaaree ci barrage yi nga xam ne moo ko wër kenn xamula du mu toll bañ ko estimer toll na ci 20 milliards de mètres cubes d'eau loo xam ne kon seconde bu ñu wax man ak yow rek 634 mètres cubes d'eau yoo xam ne tey ji ndox mu neex mu ngi déversé wu ci océan bi wax naa la naaj wax naa la
ndox mi wax naa la suuf si ngelaw bi nga xam ne moom mooy jaar ci littoral bi loolu yëpp tey jii waroon tax Sénégal nekkoon dëkk bi waroon gën a naat ci wàllu mbay waroon gën a naat ci wàllu agriculture ci wàllu sàmb ak wàllu napp ndax boo waxee li loo ci développé rek beneen bi ci des daf koy yóbbaale tey bu ñu demee ba loolu yëpp dañ koy jéggaani tey jàppal ne ceeb bi ngay xewloo Sénégal facture am toll na ci 400 milliards par an ceeb bi rek laa la waxuma la nag yeneen matières yi ci dëkk boo xam ne dañ lay wax ne nangu na mbay nangu na sàmm lépp nangu na man yow da nga ne déedéet damay bàyyi loolu yëpp jéggaani ko donc yooyu dafa nekk ay détails yu ndaw ñu gis dëkk lu mu munti toll lu ko mënti développé ñu ngi ko teg ci loolu ba développement industriel bi ñu koy wax day fekk d'abord nga jaar ci loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy tuddee l'économie solide te bu tànk jaaruñu ci loolu la ñu bëgg ci réew mi wala fañ ko bëgg àgg dañuy sonal suñu bopp rek ndax bu boobaa lekk boo demee ba di ko jéggaani ndax nit ko lu mu mënti am amaana mën na toog muñ ko benn fan ba mu des lekk ak naan ñu waruñ ci mën a développer lu bëri te yegg defuñu ko kon am na loo xam ne lii war la deful te moom ba muy jël Sénégal fukki at yooyu nga wax ci loolu la engagé wu woon dafa engagé wu mais du ci ay tabax yu rafet wala yu naam baax na infrastructure ñëpp xam ne baax na ci réew mais day fekk nga def ko ci réew boo xam ne ñu ngi lekk di naan nga def ko ci réew boo xam ne loolu yëpp doo ko jël concentré ko sur une partie du pays tey bu fekkoon ne mën ngaa jóge fii léegi dem Saint-Louis def reportage ñibbisiwaat ñu ne kon boobaa la ñuy wax ci infrastructure defar nañ ko amaana projet yi nee nañ mu ngi fi ndax bu nekkee bu ma kenn wax loolu ndax ci Sénégal ci projet la dëkk tey lu ñu fi mënti wax ci programme teg ko amul benn parti bu fi mën a taxaw wala leader politique bu lay tegal projet boo xam ne boo demee ci gouvernement bi duñ la génneel na la mu ngi nii lu tax appliqué wuñu ko ba ci wàllu mbay bi li ma ci wax nii ndey ak sàmm bi ak lu mu ci mënti doon domaine boo ci dugg chaque fois moo toog ay experts yoo xam ne dañ naan président li ngay wax nii wax nañ ci lii fii nii kii defoon na ci tel rapport a ngi nii mu wóor na la kon desul lu dul une volonté politique ak un courage politique pour mën ko appliquer ñu ne kon nag jot na ñu dellusiwaat ci les fondamentaux loolu lañ tuddee les fondamentaux ngir le type sénégalais mën a taxaw bu taxawee mën a jàkkaarloo li nga xam ne moom mooy défi yi nga xam ne moo nekk ci kanamam te défi yooyu du dara lu dul am dëkkuwaay bu baax am nañ ko maanaam am nañu suuf suñ ko war a mën a defee xale yi mën a jàngi ci anam yu baax te jàng yu dëppoo li nga xam ne moom mooy situation socio-économique du pays wàllu paj bi barki Demba Ndiaye laa am sam benn coordinateur boo xam ne mu ngi jóge ba Tambacounda doomam moo wasin mënuñu ko faj hôpitaux yi nekk ci alentour yëpp mënuñu ko fa yóbbu fenn principal la mujjee ñëw imaginel ba fii la mujjee ñëw mu nekk yoo xamante ci liir buy doog a judd nga xam ne kon bu ñu demee ba tey ji lépp lu waay def kon dëggam faju sax bu ñu ko nee def foog ñu ñëw ba ci capital bi kon waroon nañu seetaat suñu bopp donc yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne dama ne balaa ñuy xool suñu diggante bitim réew nañu xool d'abord sur le plan intérieur naka la Sénégal mën a nekkee fii sénégalais te mën a épanouir mën a nekk ci dëkkam mën a nekk dans de bonnes conditions ba pare nag mën a aspirer à un développement personnel d'abord balaa muy aspirer au développement du pays donc fa la pas-pas teg tànkam et c'est l'offre politique bi nga xam ne moom la ñu andi sous forme de projet de société ngir ànd ak Sénégal ci li nga xam ne moom mooy développer bépp gox-goxaan bi nga xam ne tey ji am na ci réew mi ak li nga xam ne moom la ñu tuddee le poumon économique de cette ville pour que tey ji exode rural bi daan am ñu def ko exode urbain nit ñi di jóge fii dem ci biir dëkk-dëkkaat yi ngir uti fa liggéey ndax loolu la ñuy sàkku ci réew boo xam ne bëgg nga ko développer. ci réew bu bëgg a développer dem ci kanam mu nekk lu am solo nga wax fi léegi ay solution tey en parlant de solution tey maanaam 2024 yow candidat nga élection présidentielle. incha allah rabbi. incha allah léegi yow 2024 tey boo ñëwoon tey yàlla jox la réew mi yàlla mi nga xam ne dara tawu ko. ban politique ngay indil sa jeunesse su dëkk. alors politique bi ma indi sama jeunesse su dëkk xam nga dafa nekk politique boo xam ne politique buy dajale génération yi la déjà su may wax loolu mooy tey soxla naa ñëpp ci réew mi du nekk rek politique de jeunesse ndax dañuy wax naam dëgg dañ naan dëkk jeunesse a ko yor suñuy wax loolu maanaam
programme yi ngay teg la te jeunesse bi mun ko porter dans le long terme loolu mooy tax tey jii ñu naan jeunesse moo mun a porter programme mu dëkk wante mag ñi ci li man li ma bëgg mooy mag ñi ci boppam ñu utiliser seeni xam-xam ak seeni expérience ak boole ko wax doole ndaw ñi ba fi nga xam ne bëgg nañ fa yóbbu ci réew ma danañ fa gaaw àgg ci vitesse boo xam ne kenn du ko fooge te du ànd ak yenn jafe-jafe yi gis nga mel nu ñun ngay dégg ci suñu projet de société bi ñuy wax ne Sénégal retraite day nekk en option su ma naan retraite day nekk en option mooy nit ki bu demee ba âge bi nga xam ne xalaat nañ ne ci la war a retraité âge boobu daanaka reconversion lay def su mu nee reconversion lay def mooy expérience ba mu am ba mu ci tolloo xale bi xam ne moo ngi doog a dugg si ngir wutu ko ci loolu moom mun na ko gunge jàngal ko ba ni nga xam ne tey jii jafe-jafe yi ci am yi nga xam ne moom am na ko pendant 40 ans dina ko mën a moytuloo te moom it dana mën a ñëw ak la mu xam ak ndawaayam ak dooleem yóbbu ko foo xam ne amaana kii sax dana mënu foon yàgg ndax xëy na dooleem mayeetu ko donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne dafay permettre à ce que mu am benn dialogue intergénérationnel boo xam ne xale yi nañ ci gis seen bopp mag ñi nañ ci gis seen bopp te dina leen njëriñ man tey gisuma njëriñ gi nga xam ne am na ci mag boo xam ne fi ngay demee retraite mooy fi nga nekkee au sommet de ton art li ngay def waxtu boobu nga ko gën a mën mu gën a gaaw nga gën a xam tey raccourci yi nga xam ne mën nga fa jaar ba li nga bëgg nga mën ko am wute xale bi nga xam ne mu ngi doog a ñëw di hésiter ndax amugul sañ-sañ wala amugul fit def yenn yi donc ñun foofu la ñuy njëkk a régler problème boobu beneen problème bi ñuy wax léegi nii wax naa la développement secteur primaire bi nga xam ne moom laa doon wax léegi muy si affaire agroalimentaire bi loolu liñ soo koy def da nga koy boole benn tissu industriel boo xam ne mooy permettre à ce que bépp xeetu transformation boo xam ne yaa ngi koy def ci li nga xam ne yaa ngi koy mbay wala yaa ngi koy sàmm wala yaa ngi koy napp nga mën a defee transformation bi au plan local valeur ajoutée bi des fi nit ñi mën ci xewlu mu yaatu ndax loolu lu am solo la ci ba tey jii soo demee bu ñu dajawaatee pare bu boobaa amaana mën nañu lekk loo xam ne dañuy xam ne lii Sénégal la jóge te def loolu mooy tax tey jii secteur tertiaire bi nga xam ne moo fi nekk mu nekk secteur tertiaire boo xam ne dañ ko jéggaani danañ mën a jaay les produits manufactures yoo xam ne Sénégal la jóge ñu mën ko tas ci àdduna bi loolu mooy andi richesse ci dëkk loolu mooy richesse bu njëkk te bi gën a wóor boo xam ne mën nañ ko andi après nag mën nañ dugg ci yeneen domaines yi man tey jii je suis contre le principe tey koo wax rek mun la Sénégal am na pétrole Sénégal am na gaz te kenn ci ñi ci wax mënul taxaw wax la ci lu wér wala ñu ko ci mën tamit bëriwul mais balaa ñuy wax loolu nañu wax li nga xam ne am nañ ci maîtrise nañ ci wax loo xam ne tey jii tey Sénégal yi mën na ci gis boppam mën na ci jëriñu buñ ko defulee lan moo nar a am mooy keneen ay ñëw di ko jëriñoo di ñu utiliser ñun ñu koy liggéeyal moom bu paree lam ciy gañe mu jël ko yóbbuwaat dëkk te loolu la ñuy bañ a Sénégal moo tax tey jii 2024 jàppaleen ne ma toog ci bopp réew mi lépp loo xam ne tey doomu Sénégal gisu ci boppam junj doy na borom xel danañ ko delloo si waat ci réew mi jiital ci doomu Sénégal ndax bu dee expertise bi am nañ ko bu nekkee ne compétence bi am nañ ko bu fekkee ne doole buñ ko liggéeyee Sénégal am na ko te buñ ko amul tey ji àdduna toll na foo xam ne loo bëgg a jàng mën nga ko jàng tey chinois bi mën a tabax hôpital ci 10 jours bu ñu àndee les mêmes conditions Sénégal bi war na mën a tabax hôpital ci 10 jours exemple lay joxe kon foofu laa teg ndax xam lan mooy sénégalais xam lan mooy xariñam xam lan mooy engagement bi nga xam ne mën na ko am ba pare ñu war a ànd ak moom ci loolu foofu laay teg sama tànk nañ jàpp ne 2024 Sénégal incha allahu rabbi ci sama jëmm ji dinañ am président boo xam ne ñoom lay jiital fulla leen àndox ñoom ci liggéey bi ngir li ñu bëgg ci réew mi ñu mën ko amandoo te dañuy àndandoo def ko du lu ñuy jéggaani incha allah. mais président Sénégal bëri na chômeur. bëri na chômeur. loolu liggéey jafe na ci dëkk bi lool. mais xam lu ko jafe la. moo waral jeunes yi di sacrifier seen bopp. mais dugg ci gaal yi di dem. mais Ali dina fi jafe ndax dëkk bu amul industrie c'est normal que liggéey jafe fa. mais loolu tey yow boo ñëwoon ban saafara nga ci mën a indi tey moom mooy li ma la wax nii. mooy li nga wax nii mooy transformation moo noonu. tey gis nga di def loolu dana moom mooy jur ëllëg
secteur industriel boobu parce que soo ko defee imagine tey ni nga xam ne moom la ñuy exploité ci wàllu agriculture matul deux cent mille hectares. mais ñi fi nekk tey maanaam lan moo leen teree def loolu. moo tax courage politique ba pare bañ lu la tënk jàppal ne tey ji fi maay ki nga xam ne maa ngi sant yàlla yi mën naa yëkk ci sama loxo ci kaw du dara loo xam ne mën naa taxoon ne tënk na ma ci li ma bëgg a def te bitim réew lañ nekk yow xam nga ci dara pour ñu mën la tënk fa la gën a gaawee nga mën a wax loo xam ne tey ji da ngay am jafe-jafe fii am ko jafe-jafe foofu fa la gën a gaawee te daje nañ fa mu dégg nga gis ma moo wax ñu dajewaat fii nga gis ma moo wax dara tënku ma ndax fa ma jëm la ndax la dama ko boolee gëm ko pare jiital ci Sénégal yi ànd ceex ñoom te noonu laa fas yéene ànd ak ñoom ak luñ ci mënti wax man gëmuma loolu ndax bu fekkee ne tey jii dañ jàpp ne xëy na amaana ñeneen nañuy jiite kon soxlawul li ñuy def ñii ñu def ko nañu toog xaar ba waxtu ba jot rek ñu dem seeti leen ne leen seet leen ku leen neex ngeen tabb ko 2024 ne leen wóor na ne Sénégal amutul njiit goo xam ne keneen a koy tabb ku dul say Sénégalais ba pare ma ànd ak ñoom ci liggéey bi moo tax ma ne la 2024 incha allahu rabbi lépp loo xam ne mu ngi ci réew mi te doomu Sénégal am ci sañ-sañ am ci ndogal ñoom laay jiital ci liggéey boobu incha allahu rabbi neew ma nag du ñu am ay partenaires ndax on va pas s'enfermer dinañ am partenaire Sénégal dina ubbeeku dina liggéey ak bitim réew dina liggéey ak tubaab yi dina liggéey ak chinois dina liggéey ak américain dinañ liggéey ak ñëpp wante lu ñu liggéey ak ñoom rek day fekk ne ñoom it ñu fas yéene liggéey ak ñun noonu maanaam la réciprocité day nekk ba ci làkk da ci am ni ngay nekkee tey jii tugal ñu ne la balaa ngaa mën a sax am seen këyit da ngay foog nga làkk seen làkk Sénégal nañ jàpp ne boobaa tamit ku bëgg naturaliser sénégalais di nga làkk Sénégal di nga làkk olof barki démb jot naa fi benn tubaab bu ma sees soo ñuy waxtaan anecdote bu ndaw la mais bi mu ne def na fi 30 ans dama toog sax commencé wax ak moom olof ñi fi nekkoon siggi xool ma ne ma mais xam naa ñu ne kii lu muy def nii mu tourné xool ma ne ma mais lan moo tax nga jógee ci olof bi ci tubaab bi làkk olof ma ne ko parce que da nga def loo xam ne sañu ma ko def sa dëkk. dëgg la effectivement boo def 30 ans woo mën a dékk làkk ba. ma ne ko man su ma nekkoon sa dëkk 30 ans mu ne ko te dégguma làkk bi dañ naan ne je suis pas intégré. mu ne ma ne ko kon jàpp naa ne intégré wu te nee nga ma am nga fi jabar am nga fi doom mu ne ma ne ko kon intégré wu mu ne ma ne ko jàppal ne su waree da nga war defar sa nationalité defar ko léegi ndax 2024 mu ne ma ne ko làkk olof dana bokk ci critère d'intégration. waaw loolu bokk na ci liy doxal dëgg. jërëjëf mais ñu gis la Paris fekk la fa. ngay wax ak ñi fa nekk sénégalais yi fa nekk nga am benn aisance boobu tey moom nga am ca dëkk. tey nga yaakaar ni tey buñ la joxoon réew mi tey loolu noonu est-ce que dina yombee ni nga ko xalaatee. loolu laa fas yéene yéegi ndax yàlla dogal na balaa may li may def nii def naa ko bitim réew te yamuma pare rek am na ay kilifa yi fa nekk yoo xam ne recevoir nañ ma ci Europe bi. maa ngi war a delluwaat am yeneen kilifa yu ma war a dalalaat lépp rek ci di ma saytu ak ni may doxee te képp koo xam ne ñëw naa fa li ma lay wax dégg naa da nga koy dégg léeg-léeg dinaa ñëw ñu ne ma mais dañu bëgg a xam sax lan mooy say tànk man leen lii sama tànk mu ne ma ñu mën a wax d'égal à égal buñ ko deful tey mu ne man la 2024 di nga ko def. waaw ñu joxante cër. maa ko dañuy joxante cër mu ne ma ne ko sama doom yi nekk fii. ndax man dama jàpp ne tey jii gannaaw dama bëgg a nekk njiitu réewu Sénégal képp kuy doomu Sénégal sama njaboot nga kon dëkk bu ma fa dem ba ni may waxee yow nii saa yu ma demee ci dëkk loolu laay njëkk a imposé ne leen dama bëgg doomu réew yi nekk fii ngeen jox leen cër bi ci war lu ci war wala lu ñu war a def ngeen toog waxtaan ak ñoom loolooy tax ñoom it ak seen ay doom ak seen ku ci nekk ñu mën a am intégration ndax wax naa ko dinaa ko waxaat balaa may xalaat Sénégal yi nekk ci diaspora bu ñu ñëwee naka la ñuy intégré fii nan la ñuy liggéey seen nekkin d'abord seen nekkin ci dëkk boobu ak cër bi nga xam ne war nañ leen ko fa jox ak taxawaay bi nga xam ne ñoom am nañ ko fa wala ñu war ko fa am man seetuma Sénégal bu am këyit ak bu amul këyit ndax këyit la rek tey boo génnoon léegi ñu laaj la nga génnee këyit mën nañ ne la këyit yi nga yore baaxul ndax chaque jour nga gis ku ñu arrêté na ko këyit bi nga yore baaxul mais terewul nga doon sénégalais kenn mënu la ko tere tey boo nekkoon Gambie lan moo la wuteek Gambien bi soo waxul. dara xam dara wutewu leen
mais tey jii bu la nit ki di jox cër yow doomu aadama gi lay jox cër. te bay bëgg naa tey jii fu ñu gisatee le type sénégalais ñu mun ko jox cër boobu fépp fu mu mënti doon ci àdduna nee naa dootuma nangu à partir de 2024 incha allah rabbi benn doomu Sénégal buy nekk bitim réew quel que soit pays bu mu nekk di fa tumuranke. mu nekk lu am solo ñu seetlu tamit ngeen baal ma Europe surtout France. da nga gis doomu Sénégal mën na fa def 10 ans voire plus. te du am këyit. loolu tey nan lañ mën a def tey ba mu dañ tey boo nekkoon président Sénégal. xam nga li ma la wax ne nee naa léegi réciprocité day am. tey jii di nga gis ne tubaab dina nekk fii lu toll noonu ci ay at te du am këyit. te dañ koy jox cër. kon tey it ma ne sama doom bu nekkee foofu ak lu fa mënti toog ci ay at su amul këyit tamit nañ ko jox cër boobu. loolu dafa nekk loo xam ne ay accords yoo xam ne yow war na mën a dox sa diggante ak tubaab yooyu. non mais dogguma la sax mais at 10 ans dafa bëri. ñoom dañ ne libre circulation des personnes et des biens. mais maanaam boo amee jàngat nga xool. da ngay gis ne libre circulation des personnes amul. ah non déedéet maanaam dañuy wax libre xëy na foofu xam nga sax ñu ngi dugg ci beneen doy ndax bu ñu nee libre circulation ndax liñ fa lekkee. am na loo xam ne ñoom dañ koy faral di dénoncer ndax nee nañ la. contrôle bi ñuy def ci doomu nit ki la ñuy xool. boo nekkee nit ku ñuul rek wala nga am noo mel rek dañ lay contrôle ndax dañuy jàpp ne étranger ka loolu nag ñun ñoo koy dindi suñu bopp ndax nee naa leen bëri na loo xam ne tey mu ngi am tubaab bi ba mu koy def du ñun ñoo taxoon ñu koy def. te loolu kon bokk na ci tey ji ñun Sénégalais yi ak africains de manière générale ñu jug ndax li may xeex nii du pour Sénégal rek de Ali ndax bu bokkee loolu boobaa kon defe naa sama wax amul njëriñ mais damay bëgg tey jii Sénégal mu nekk mu nekk exemple précurseur au niveau de l'Afrique ba tey ji africain yëpp mën a jug xam ne mën nañu gëm suñu bopp mën nañu xam suñu bopp ba fa ñu bëgg dem ñu mën fa dem ma jox la benn exemple tey boo jëlee ci wàllu économie pays africains yi yëpp ñu ci bëri bu ñuy def ay levée de fonds sur le marché international foo dem ñu laal Ecobond liñ ci jublu eurobond ndax Ecobond mooy proposition bi ma def eurobond bi ñuy wax noonu maanaam mooy bor mutualisé bi nga xam ne moom la ay pays européens yi dajale ngir mën a leb sur le marché international pays européen kon ñun tamit bu ñu demee yaa xayti na ñoom ful bu ñu demee ba war a far ba war a leb ñu ne nañ ne pays africains yi ñoo booloo leb bu boobaa Ecobond bi may wax nii xam nga lapsus révélateur la parce que bëgg naa ñu dégg ko bëgg naa mais père africain dégg ko nañu mutualiser suñu bor ñun ñëpp ñu mën a leb ba tey jii boo ñëwee taxaw ñu def cotation eurobonds nga ñu def cotation Ecobonds xam ne tey jii ku ci nekk mën nga taxaw tey jii ne nii nangami milliards la ñu jël Afrique nangami milliards la ñu jël bu ñu jëlee après ñu séddoo ko yow boo mënee leb 100 francs man ma leb fukki dërëm kii leb 150 suñ ko dajalee li ñuy leb mooy ëpp mais taux bi nga waroon fay ndax xëy na am nga jafe-jafe bokkul ak man sama taux bokkul ak taux kii buñ ko dajalee benn taux lay nekk kon ñun ñëpp ku ci nekk dina am lu mu ci gagné te loolu moo ñuy permettre ñu mën a liggéey suñu réew te xëy na yenn xocc yi duñ ko am diggante bi ñuy voté budget Sénégal ak léegi yëg nga ne yokkuwaat na de plus de 300 milliards. budget Sénégal waaw. loolu yëguma ko. mais yokkuwaat na plus de 300 milliards. léegi projet de loi rectificatif bi ñu def mu ngi noonu di jàll nañu assemblée yokkaat nañ ci loolu te lañ fa la ñu wax ne fa lañ ko yokk ak boo xoolee li nga xam ne moom la actualité joxe da ngay gis ne am na jafe-jafe ndax dañ lay wax loo xam ne ci loolu lañ ko jaarale ngir mun ko yokk lu ñu waroon mun a prévoir la tey jii duñ ne ma ñoom xalaatuñoo ne dañuy dem élection kon ba ñuy def budget Sénégal xamoon nañ ne élection am na donc buñ ne am na lu ñu ci yokkaat pour élection lan moo fi soppeeku lu war a tax ñu yokkaat ay milliards ci pour organiser des élections ak yeneen mais xëy na loolu du sujet tey bi mais c'est juste pour wax leen am na loo xam ne dañu war a bàyyi caaxaan bi te liggéey dañu war a bàyyi caaxaan bi te liggéey te xam na ni fi mu toll nii Sénégal tollootul ci fi mu war a defee tâtonnement ndax am nga xam-xam bi am nañ jeunesse bi plus de la moitié de la population du Sénégal amuñu 19 ans wala ci la ñu am loolu dëkk bu mu mënti am recherche la boo xam ne kenn mënul xam nu mu toll mooy programme boo fi teg c'est la même population ñoo koy porter au bas mot pendant 40 ans imaginez looy def pendant 40 ans
ñooñ bu ñu demee ba nar a bàyyi dana fekk yow ñooñu ñu jur njaboot goo xam ne bu ñuy bàyyi ñooñu ñooy jëlaat loolu mën a continuer loolu ça veut dire que Sénégal mën na dëkk ci benn renouvellement perpétuel boo xam ne de sa population te du ko andil benn jafe-jafe ñu toog di ko caaxaane ñu toog di caaxaane loolu maanaam su ma naa la yàlla wàccoo nax ñun c'est-à-dire anam buñ ko xool da ngay gis ne yàlla wàccoo nax ñun mais ñun dañuy bëgg tey ji mu mel ni dañu war a toog xaar ñeneen ñi ñooy ñëw développer ñu suñu réew wala defal ñu ko ba mu jag ñu doog a jug ànd ak ñoom ci loolu te wartu tëddee noonu bay sa weewu tànk la ñu wax ñun ñoo war a jël suñu ay disposition ñoo war a xam ne jot na ci ñun ñu dagg bu mu jaam gi su fekkee mën naa ko tuddee noonu jot na ci ñun fa ñu bëgg yóbbu Sénégal ñu yóbbu ko fa du yomb nag mais suñ ko gëmee mën ko def. waaw mooy li nga wax léegi rek il faut beaucoup de courage pour le faire. Tout à fait. parce que comme gis nga Mali suñuy naataangoo fi mu toll nii ñu ngi dund ay jafe-jafe yu metti ndaxte li xew ci jamono ji xew ci àdduna bi ñëpp gis nañ ko teg nañ ci seen bët. tey maanaam Sénégal wax nga ko léegi nga ni koo laaj danaan damaa xiif. tey ñu ñëw gis dëkk bi gën a metti. daara yi gën a cher Sénégal fi mu toll nii lépp a cher tey loolu yow lan moo ko waral pour yow. maanaam ak lan nga ñu si mën a jàngal. li ko waral. comme yow professeur nga da ngay jàngalaate man loolu laa gis de moo tax ma toog di la déglu ndax bu ma lay déglu damay jàng. ndaxte ay da ngaa baax rek. non mais jaar-jaar bi am na solo. waaw mais am na solo loolu dañ koy. parce que tamit liggéey dara da nga ko war a xam ba pare. dëgg la loolu dëgg la nga ci kaw loolu li may faral di wax ndax waxoon naa ko ci benn émission ma ne leen bés ba ñu taxee ne mën nañu wàññi cher ay vie bi fu mu toll nii Sénégal dañuy nax suñu bopp te du caaginu def ay mesures pour téye inflation maanaam tey yokk-yokk bi jël alal gu bëri di ko subventionné état di ko def du loolu mooy soulager les Sénégalais gis nga développement soo ko bëggee da ngay mën a teg initiative tey boo jugoon gis sa kër jaxasoo tàmbali bi dana metti mais boo konnee la ngay def te boolewoo ci caaxaan boo noppee dinañ gis ne lépp fu nekk dana nekk fa mu war a nekk c'est-à-dire kon foog mu am benn rupture boo xam ne dañ koy mën a créer à un moment donné dafa lañ toll man mbir mi nekkul ci mbir mi metti na ñëpp ko xam boo génnoon tey jii koo laaj ci mbedd mun la metti na mais est-ce que dañoo toog naan metti gis nga tey ji góom nu mu bu góom boo ko amee boo ciy def alcool jubluwoo ci yokk góom bi lan nga ci jublu saafara ko kon nañ jàpp ne fu mu ne nii tax day metti am nga góom xam mettit la nga jël alcool yokk ko ci mu gën a yokk mettit bi kon tey ji nañuy yokk mettit bi ngir ñin ñi bëgg a dee mais nañ ci xam ne liñ ci jublu mooy saafara man li may waxante Sénégal du ma toog mukk di wax waxu naxante néew ma kenn tey 2024 su ma jëlee réew mi tey suba ñëpp commencé lekk ceeb bu niin dana metti mais mettit la boo xam ne ñooy àndandoo liggéey ko ngir jëli li fi ne nañu am sañ-sañu xam ne lii kat engagement la boo xam ne ñun ñoo ko war a jël pour génn ci jafe-jafe yi mais fu mu ne nii dañu defal comme ku ñu def perfusion la dañuy xëy suba ñu looy wàññi nañ ceeb bi wàññi nañ lii wàññi nañ la au même moment ñaa la yokk nañu lii bu kenn kaasee ñu dem taf yëngal jox la tuuti nga noppi keneen def noonu du noonu la ñuy yoree réew du noonu lañ koy yoree la ñu war a bay la ñu war a lekk dañ ko war a bay nañ tàmbali foofu bu ñu defee loolu ba noppi nag après leneen lu ñuy def ñu def ko ndax nit ki bu taxawul encore une fois mënta def dara programme de développement boo fi mënti teg aali bu nit ki wérul bu nit ki lekkul ba suur bu taxawul du ci mën dara nee naa la édifice lu mu rafet bu nit ki xiifee du ko gis te du ko tal stade bi ñuy tabax nii yàggul wax naa ko man leen na ngeen di taxawee ak stade bu toll noonu te xalaatu leen ci benn partie boo xamee ne day nekk genre hôpital bu ndaw en cas d'urgence même bu fekkee ne premier soins lañ fay def ñu mën ko fa def bañu ma ñu def ko de weddiwu ma ko de
lu rafet la ñu ngi koy rafet ñun ñëpp kontaan nañ ci mais loolu dundaluñu ndax fa nga ko def ca gannaaw foofee am na xale yoo xam ne ci abri provisoire la ñuy jàngee loolu rafet na ci ñun man jàng naa école ba ni ma paree mosuma jàngi abri provisoire bi may jàng école fourniture da nga daan yàkkamti dem école lañ ma ko daan joxe te ñu bëri jaar nañ ci loolu da nga daan ñëw ñun ñëpp fàttaliku nañu suñu biir classe yi mu daan am armoire boo xam ne fa lañ daan def fourniture quel que soit fu année scolaire toll sa cahier bu daan jeex sa maîtresse wala sa maître dafay ubbi jox la ci saa si ku jokkul ku ne da ngaa wàññi fu nekk ni li ñu wàññi dafa bëri kon nag dafa jot ñu jël suñu ay responsabilité nga balaa ñoo wax naan na Masamba ñu ko def wala ma demb nañu xoolaat suñu bopp ñun nañu xoolaat suñu bopp liggéey li tax suñu dëkk génn ci jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ toll du lu ñuy jéggaani nañ wax nit ñi dëgg bëgg falu warata tax ji nga wax loo xam ne tey ji dara du ci dëgg jubluwoo ci lu dul lu neex nit ñi dafa neex ci xol nag ma ñëw fekk la nga dara di la metti man la massa diw de moo la gën a mettile mais loolu taxul nga faj nga wér ne la jugal naan nangam wala jugal lekk nangam wala jugal def nangam moo ëpp njëriñ ci yow maanaam la diw moo la gën a mettile ñun bu ñu seet tey jii ku ñu gën a mettile bu ñu seet ka ñu tane ñun nañu seet nañu war a mën a nañu xool ñu ki ne suñu kanam mag nee na ma sooy daw di gëstu sa dox du gaaw nañu bàyyi daw di gëstu bi Sénégal dafa toll ci foo xam ne dafa war a xël jëmale ci kanam te loolu laay woote gis nga li fi nekkoon yëpp amul dara loo xam ne je me retrouve dans ça amul benn politique boo xam ne ndax nee naa la benn bi la ba léegi rupture bi ñuy wax dëgg ñun ñoo ko war a mën a incarner Ali ñëpp xam nañ Senghor diggante Senghor ak Ablaye Wade da ngay wax sax ñun la moo ko créé pour rek ñu ne Sénégal am na multipartisme bi mu fi jógee Abdou Diouf la fi teg kon ba léegi Senghor a continuer Abdou Diouf ba mu fi jógee Ablaye Wade toog kon ba léegi Senghor a continuer Ablaye Wade moo formé Macky Sall mii kon ba léegi Senghor a continuer kon ba léegi nañ jàpp ne PS moo fi nekk ak nuñ ko mënti tuddee te boo xoolee acteur politique bi amul renouvellement à part quelques rares exceptions amul renouvellement c'est toujours les mêmes les frustrés ñooy génn créer seen parti yu jël Sénégal bëgg ko def benn gâteau boo xam ne seen biir lañ koy séddoo Sénégal kenn du ko séddoo dañ koy liggéey ñun nag ñooy jël suñu ay responsabilités ndax dañ naan toog ñu ne woy les intellectuels dañuy toog dans leur coin suñu toogee ci seen fauteuil yi def seen ay commentaires ak yu mel noonu ñooñu laay fëgg table bi ne la il est temps que idées yi ñu daan jël di ko teg ci kaw table ñu génnee ko mettre ko en application pour le Sénégal ay waxtaan ci biir kii toog ku nekk trouver solution jaay ne maa gën a nekk expert nañ ko génnee teg ko ci kaw table bi man nee naa j'ouvre ma porte à tout le monde dàquma kenn bàddiwuma kenn Sénégal laa soxla Sénégal laa yittewoo et Sénégalais yi ñoom laa ci àndal ngir defar réew mi. waaw mu nekk lu am solo. waaw comme ngeen ko déggee ku bëgg a defar dëkk di nga ubbil buntu ñëpp. ndaxte ñun dëkk ya ñu nekk muy dëkku nasaraan si. da ngay gis bu élection jotee ku nekk dem sa côté waaye bu jeexee ñu dajaloo liggéey seen dëkk. kon nag dafa jot Sénégal ñu booloo ànd liggéey ndax dëkk bi mën a jëm ci kanam. mais ma lay poser benn question bi nga xamante ne. daf ma yàgg tenir à cœur. nga yaakaar Sénégal tey maanaam lépp li nga xamante ne dañ ko war a dundee mën nañ ko génne fii ci Sénégal. mu ngi fi nee naa la 3 millions d'hectares ci suuf soo xam ne mun nga ko bay suuf su nangu bayoo ci 200 000 te pare bëgg a dëkkee bayu nawet ak noor nga noppalu ko loolu moo fi jóge déjà bu ñuy wax agriculture bu ñuy wax maanaam am na terme yoo xam ne bu ñu koy utiliser ci boppam sax de valoriser wu ñu nit ki koy def tey ji Sénégal dafa war a nekk dans la production maanaam at lañ war a di bay wax am nañu ndox mi ak bu ñu taxoon naan ma ay hivernage 3 weer la ak nangam déedéet Sénégal tey am na ndox mi koy permettre mu mën a bay at
Maroc bi boo demee teg nañu usine boo xam ne dañu bëgg ndoxu géej gi la ñu bëgg a dindi xorom si nekk. Sénégal lan moo leen tere ñu mën ko fi def xoolal ndox mi nu mu nekkee sax kon tey jii toutes les conditions sont réunies mais li ma la wax volonté politique ak courage politique volonté bi mooy nga am yéene def ko courage bi mooy nga am pitu def ko saa yoo xëyee di lekk di naan nàppal na li ngay lekk ceeb ba ngay lekk yaa ngi dimbali baykatu dëkku jàmbur xañ ko sa baykatu dëkk sama bopp ma la gënal du bañ naa la li may wax nee naa dëkk boo ci mënti dem bu jaboo ñu ne politique de protectionnisme lay def nañ ko tuddee nu leen neex man nee naa leen intérêt Sénégal laa jiital Sénégal ma ñor Sénégal laa jiital ma nga xam ne tey jii nuñ ko mënti tuddee nangu naa état du créer ay emplois moi je serai un état qui crée des emplois loi c'est-à-dire tënkuwuma ci ñoom li nga xam ne fa la ñu bëgg a tënk ndax ñoom ba ñu bëggee développer seen réew tënkuwuñu ci dara Amérique yàgg nañ leen wax ne leen bu leen financer seen agriculture dañ ko mës a financer ñu wax ñu ne carrément suñu fermiers yi mënuñu leen bàyyi noonu man du 70 milliards laay jël di ko def sama agriculture wala amaana su ma koy def ci benn région lay doon mais du ma jël Sénégal na mu toll yépp ak sama facture importation nu mu toll ci wàllu loolu mooy jël 70 milliards di ko ci def manque de courage politique foofu la commencé nee naa nag du ñu xuloo du ñu xeex du ñu saagante du ñu xastante taluñu ko ndax li ma la fi wax yépp su ma ko bëggee boole xuloo xeex kon Sénégal du gaaw a liggéey duñu gaaw a développé fa lañ teg suñu tànk te nag loolu encore une fois may ñu ciy woo sénégalais yépp moo xam ñu nekk fii moo xam ñu nekk bitim réew pour xam ne c'est ensemble que nous pouvons développer notre pays boole ci ñëpp nag réconciliation ñëpp sànq ci biir waxtaan ñu ngi koy wax ba ma lay nuyool ndex ñi nga xam ne ñoom laa seqal la jotaay bi. muy Serigne Babacar Gueye consultant. voilà ak Serigne Khadim Ndiaye tasawuf. ba ma leen di nuyool ak ñoom tey ñii bu àdduna bu ñu toppoon ci ni nga xam ne noonu la ñu bëggee tënkee nit ñi tey kon kii dafa war a génn ci mbedd mi taxaw tàllal loxoom kii ku mu saraxul doo ko sarax te il est handicapé il l'assume il est chef d'entreprise àndax man ci liggéey bi. di liggéey bu am solo tournée nationale yi ma defee dama ànd ak moom ñuy yéeg di ko gàddu di lu nekk mais musul toog ba ne wala lii wala laata bu ñu yeggee dana ci def loo xam ne ñi xam ne dañuy yore seen tànk di ko def sax du ko def te Khadim Ndiaye ci diine lañ ko xamee. Khadim Ndiaye tasawuf ñëpp xam nañ ko tey jii bu demee ba engagé wu c'est parce que am na loo xam ne jooyu xolam la xam muy lan bu ñu nee ba dëkk boo xam ne. dañ naan 95% de musulmans ñaan nañu sàmmaat jikko yi saa yi war nañu xoolaat suñu bopp. war nañu xoolaat suñu bopp bu baax. te loolu nag bokk na ci li nga xam ne bokk na ci suñu programme te amaana xëy na dinañ ci gën a ñëw yaatal wala ñoom ñu andi ci ay leeral. waaw ami internet Mak TV mbokk Sénégal mu nekkoon émission bu am solo bi nga xam ne moom lañ fi am ak Mouhamed Ben Dionne mooy président Mouhamed Ben Diop maa ngi juum sax Mouhamed Ben Diop. Président parti Pass-Pass ñoom Pass-Pass la ñu woote tey ku dégg discours am bi mu fi def tey nga xamante ni am na solo lool mi ngi woo Sénégalais yi mi ngi leen di ñaax mi ngi ubbi seen xel mi ngi ubbi seen bët mi ngi leen di won yoon kon xanaa dañuy bàyyi Babacar Gueye consultant mu sànni si 5 minutes moo ñu dese mu sànni si kàddu di jox Serigne Khadim Ndiaye Babacar nuyu nañ la. waaw salaamaaleykum ñu lay fay. maanaam seen Alioune di leen nuyu di leen ziar di nuyu maanaam mbooloo ñoo nga xamante ni ñu ngi lay seetaan jërëjëf. Babacar tey en quelques mots rek loo ñu mën a wax ci Pass-Pass ak Mouhamed Ben Diop bi nga xam ne mooy président bi ak wax yu am solo yi mu fi wax muy dem législatif bàyyi leen jiital leen yéen moom taxaw ci ginnaaw. waaw Mouhamed Ben Diop nag dañu ànd ak moom àndu ngor dañu ànd ak moom àndu nawle. ñu gis ci moom ay qualité yoo xamante ni mooy am na ak njàng waaye am na ak yar am na itamit xam-xam boo xamante ni tax na tey mu war a mën a jiite réew mi
donc li nga xamante ni tey jii yow seetlu nga ko te mu wax la ko wane na ni nit la koo xamante ni ku war a mën a jiite réew mi la ndax xalaatul boppam dafa jiital ay àndandoom ci mbir mi. élection yi di am nii man mii di wax ak yow candidat la ci députation yi donc mu dugal ma ci dugal ci samay morom te moom génnee ci boppam kooku kon nag yaakaar naa ni liñ naan ku la jox añ wala ku la jox ndékki su la déggee añ war nga koo gëm kon jàpp nañ ni incha allahu rabbi ki nga xamante ni moo war a soppi xaarkan mu Sénégal kenn la fi mu toll nii muy moom ndax moom rek moom ma taxaw ci ñi nga xamante ni ñoo fiy laaj réew mi ne sama loxo set na wecc te ngeen xam ci dara. te ñu xam ci dara mu nekk lu am solo xanaa ñu daal di jox micro bi ñu jox ko Serigne Khadim Ndiaye tasawuf mu nuyoo. ñu posé ko même question rek. sëñ bi maa ngi lay fay. sa émission bi neloon naa ko. waaw émission bi nag xam naa am njaayeen nga. añ bee naaje. waaw añ bee naaje. dama am habitude boobu sax waaye damay wax ne kontaan nañ bu baax ci digg nga dikk fii. xam naa ñu bari sax loolu dina leen yéem waaye dañuy wax ne réew la am réew ay nit a koy dëkkee nit ñooñu la yàlla sant nu jaamu yàlla nit ñooñu la yàlla wax ñu liggéey ngir wut teraangay àdduna kenn nit foo dem ci àdduna bi bay ba nga dem màkkatal mukarram nga jël président nga jël Muhammad comme turandoom moom nga dem tey jii Palestine waaye ba nga dem yeneen dëkk yi jees nga jël tey ji Isa muy les catholiques les chrétiens ak Moussa ak yu mel noonu ku ne rek am nga nitu diine koo xam ne tey moo la ci génne Muhammad ni mu génnee nit ñi ci loolu boo demee jàng sootu lii laa fi xoree sin di nga ko gis ndax booba dañ daan jëggaani di wuti lu ne ci àdduna pour résumer la ko rek tey jii lii laa fi xorisin ilaa fi mu rexlata sitaay aussi les 2 caravanes yi nga xam dañ ko daan def di wuti di jëggaan tey màkka demal màkka lépp da leen fay fekk ci dëkk ba suñ defaree réew mi yitteem moom mooy tey ñu def parce que xam-xam mooy doxal am réew yàlla may na ko mu am yéene tey jii dem ba ñuy dikk ci réew mi di fi indi loolu réew nag su fekkee bu doon réewum lislaam bu ñu la ko joxee nga jiite ko man fi ne bu doon réewum lislaam damay samp sama ndënd comme noonu ni mu ko def mais du réew moo xam dañ ko def république islamique dafa nekk réew boo xam ne dañ ko tabax ko ci làkk tubaab mu jàng ko moom nu gis ne yéene ji ma am man war ko nga xam ne tey bu doon moom ma def ko mu nekk ci moom ndax yonent bi dem bàyyee Omar tey dafa jiite Makka jiite Irak jiite Iran jiite ba Jérusalem muy benn dëkk di ko gouverner kon du problème biñ tollu développement wala comme li mu wax léegi nga xam ne dëkk bi dafa yàqu ba nga xam ne kenn xamatul yow ci ban dëkk nga nekk fukki at ak lu man ñaar fukki at nga nekk ko ci di jàngale diine xam nga bu ñun ñëpp nekkee ci daara yi alif baat léegi te dootuñ lekk dootuñ naan parce que yalwaan rek la ñuy def loolu du lislaam loolu du diine mooy tey bu jihaad jotee demal jihaad bu bay jotee demal jihaad bay te suñ mag réew mi loolu ñu jàngal de ñun ñoo déggul diine ñun fi mu dañoo jàpp ne ku nekkul rek ca kii ba ci xët wa di ubbi paas yi di jàng déedéet nekkal ministre mën a nekk imam nekkal député mën a nekk imam nekkal leneen mën ko nekk su boobaa nag liñ soxla yëpp day nekk parce que l'islam li mu tekk mooy yar nit ki ci qualité yar ko ci maandu parce que yonent day ñun suñu diine dañuy tere corruption ñu doon ko jàng mi man xawma fi ni bëri na sama donga daara sama morom yoo xam ne loolu boo leen ko jàng lan moo taxoon sens bu taxoon yonent bi di ko jàng mooy ñi jiite réew tax tey ma ne su leen cee génne ay jullit lañ ay nit ñu baax lañ kon boo gisee ku bëgg a jël doxal anam gi muy doxal moom teg ko ci xam-xam teg ko ci yar ba pare nag aspect maanaam fànn gi nga xam ne moom la mag ñi daan yare ñi fi nekkoon ba génneel ñu qualité ay jullit yoo xam ne musulman yoo xam ne fu ñu dem ci àdduna bi bokk tey loolu boo duggee ci biir réew mi mel nii nga wane ne man kat kon loolu dama fas yéene jël côté booba taf ko ci côté bii ci doxin wu technique woo xam ne ci xam-xam la ak ci xel mu rafet mu nangu nag du affaire làmbatu du affaire daanukati du affaire leneen looloo tax man ma jóg tas bépp sama morom boo xam ne dégg nga ko moom ni muy doxalee bari nañu ko ñu may gis may ànd ak moom fu bari di dem ci kilifa yu bari li tax mooy nit su fekkee da nga ne man de fas naa yéene dugal sama loxo ci yar ak ci jàngale
ñu ne la nan nga bëgg fas yéene yare ak nan nga fas yéene jàngale nga wane ne yar ak jàngale comme dañuy jàngale tubaab bi dañoo jàngal njàng mi ngi fi ñu diine jàngal njàng ñaari jàng yooyu nag laay fas yéene ba nga xam ne benn dootu ci perte ndax gis naa ne xale bu fi nekk xool xale bi dem Dubaï jël deuxième adduna bi yëpp daje ñi gën a jàmbaare ci àdduna nga di ko seetaan am école boo xam ne lii rek la léegi école tey bu doon réew tubaab la ñu gis ne nattu xelu xale boobu gis ne tey xelam mën naa jàpp lu bari mu ne moom na ko tubaab yi di jariñoo noonu laay jariñoo xale yi lan laay def mooy damay jël bac laa koy jox loolu courage la parce que am na foo koy wax ci bitim réew dañ naan la mais yow da ngay kii da ngay mais comme moom nag foofu la nekk ba pare nekk ci biir tubaab yi def fa programme bu waxtaane ko ak ay kilifa dikkaat ba noppi wane ne dinaa ko def ñun loolu rek la ñuy jàng ñun biñ nekkee daara ñu yóbbu ñu ci àll ba ñuy jàng bañ dikk ci taax yi ba tey ji rajo ak télé xew ñu nekk ci di góorgóorlu fuñ mës a teg sunu tànk pour bëgg nit ñi jub rek a tax loolu mooy suñu liggéey suñ demee nag ba gis ku ñu ko defaral tey bu doon jihaad la woote damay jël sama nganaay dem jihaad loolu la ma lislaam sant kon nag bu ma gisee koo xam ne fii réew mi toll ci yàqute ay sabari góor jigéen réew ñi góor association de xaw ma lan xeex ji koy nangam na léegi la gën a gaaw sànni carte demal nga xool programme yi ñi ko yore parce que léegi jamono xale yaa ngi màgg nag Sénégal nit ñaa ngi màgg nit ñaa ngi yeewu mentalité ñi ngi changé waaw kon nag moom bokk na ci ñi nga xam ne vraiment liñ tuddee al wajhul jadid maanaam day solal Sénégal beneen anam gu bees ma gis ko ci moom depuis bi ñuy jokkoo nga xam ne boobu dikkagut mu bëgg nu nekk ci peggam ngir xam ne li muy wax moom ku nu gis ne moom xam ne loolu wér na ndax tey du fekkoon ne dem na mu yàgg loolu gisatuñ ko suy suba du ma fi teg sama tànk du ma wax du ma ko jaral ndax beneen bi ci des mooy dama bëgg nga nekk sama pegg di ma conseiller te loolu lu am solo amul benn nitu diine wala yónent sax yàlla daf ne ko zaawirum fil am fa ida azamta fa tawakkal ala allah del diisoo gaañ te loolu du conférence du leen mais dañuy waxtaan ci réew kon nag su la boolee ci ñooñu nga xool gis ne am na ndëgër lay am na njàmbaar liñ tuddee courage am na courage politique boo xam ne xëy na nag ni àdduna bi demee ak ni réew mi demee la moo tax waaye dama ne bu ko Sénégal yi xamee 2024 duñ fal keneen ku du moom loolu maa la ko wax parce que am na ñu fi nekkoon bëgg naa leen lool man ku ma xam ne mosuma politique mais nag réew mi ma sa ñor soo demee tey ji sama kaset yi ma doon waxtaan yi yàgg musul changé man nii la yaakaar naa ci 2 bi président Macky Sall di bëgg a toog ak Abdoulaye di bëgg a dem nañ ba wooma palais parce que waxtaan wuñ dégg ñëpp naan nañ lakk dëkk bi man leen ku fi lakk dëkku kii oto jàmbur mbaa taabul bool mbaa di jëfu saalum bu ëllëgatee yomal xam dañ la koy laaj réew mi liñ leen defaral nga xam ne Abdoulaye booy dem du ko dugal ci poosam Sénégal la ko moom xàmmee leen li Sénégal moom ak li Sénégal moom wax jooju nag la dégg xaw ma dem ba déggale ko waaw léegi nag mu daan ne ñu wooma nga xam ne numéro présidence bi ne dañu bëggoon recevoir daan ne nag kuy wax ci diine di wax cim réew nii lay mel man naka jëkk man Sénégal mu ñor dama ne la bu doon tey Sénégal dafa woote jihaad dama jóg jihaad su ma gisee nag kon ku jaar ci yoon woowa ngir teg ko ci xam-xam akub yar incha allah damay ànd ak yow loolu moo tax ma ànd ak moom ba yàlla dogal it mu ne maa nag dama bëgg tamit nga bokk ci ndawi réew mi ma ne ko acca man nangul ko yaakaar naa ne loolu dana bëri ñoo xam ne sax buñ ko déggee dana leen jaaxal lool mais nag bu fekkee ne buñ amee seen diine woola ci base ne la lan la ñu yàlla wax nga wax leen ko suñ demee ba fu ñuy xaymaa fu ñuy nattee tey ñu ne lii kat ndax baax na ci réew mi ndax baaxu ci réew mi danañ la fa bëgg a dégg yow itam ndax lan mooy soo ne lii baax na ñoom ñu xam ne baax na soo ne baaxut ñu xam ne baaxut loolu rek la. mooy li nga wax léegi rek maanaam mbir am na fi nga xam ne boo fay nekk il faut nga am dara sa bopp il faut nga am xam-xam. il faut nga am ni nga xamante tey di nga ko jëriñ sa askan. tey maanaam mu jiital leen yéen tey noonu yow noo ko gisee question bu ndaw rek bu gaaw noo ko gisee moom mu dellu ginnaaw yéen mu jiital leen tey. loolu kat fii la toogoon di ko wax daal ne man de élection yii di ñëw du ma ci nekk candidat ndax man président laa bëgg doon loolu mooy xam fi mu jëm te incha allah dina ko doon su gëmutoon boppam day dem na député làqu ca loola di ci wut as xaalis mbaa mu di ci wut as ndombas tànk suñuy dëkkandikoo. waaw mais loolu lañ gis ci dëkk bi politiciens yëpp dañoo bëgg a jiitu mooy cumul de fonction yi muy wax rek ku takk ndombal tànk gauche takk ko droite takk ko sa loxo ndeyjoor sa loxo càmmoñ. moo tax est-ce que loolu dina doxal dëkk. moo tax bokkut ak ñoom dama ne sax Sénégal mag ñëpp dañ doon raas Mouhamad dikku te léegi Mouhamad dikk na man li ma ko gisee man lu simple la léegi ki ñu doon bëgg daal ñun candidat bi ñu bëgg 2024 xale yi jeunesse bi xale yi ñun daal li ñu bëgg suñu réew ku ñu ko defaral delloo siwaat ñu sunu réew moom mii laa gis mu nekk ci
xaw ma na keneen waaye ki ma soog a xamagum moom mi ngi ci te lim wax def na ko te loolu am na kilifa gu mag gu toog fii koo xam ne parti la yor wax ko ne ko yow jàngalewaat nga leçon boo xam ne ñun ñi ñëpp kenn defu ko ci. élection yi neex na lool nga ne yow man ñi ma àndal rek laay jox loolu parce que man loolu tax ma jóg parce que moom daf ne cumuler ñaari poste bu ko yàlla mayee réew mi dootu am nekkum maire ñu di la xaar ca mairie ba doléance yaa nga fa problème mbedd yaa nga fa lamp yaa nga fa fajoo ci dara wëlbatikuwaat ne waat damay nekkaat député ñu joxaat la député nga ñëw tëdd Ndakaaru nit ñi nekk fa nga jël benn waaye teg ko fa mu ne déedéet bañ lay fal Sénégal yi ba ñuy sànni seen xob dañ ne dañuy fal parce que yow maire nga kon yow nekkal maire nga nekkaat député nee na bañ lay fal dañ ne la député ngay nekk kon moom bu ñu ko falee mu nekk député ëllëg mu gañewaat nekk président kon day mel ni daal loolu nee na moom nangu ko parce que bañ koy fal député taxoon ñu fal ko loolu nag lu gis-gis bu rafet la bu noble la. bu am solo bu waaw am solo bu jar a bàyyi xel. mu nekk kàddu yu rafet. kon président xanaa dañ lay jox la nga wax sa mot de la fin ak message booy lancé Sénégalais yi rapidement ñu daal di tëj. waaw mot de la fin bi wax dëgg fi yàlla dama lay gannaaw bi ma la jaajëfalee ak équipe bi nga yore di encore une fois di jaajëfal waa Pass-Pass yëpp te su ma nee Pass-Pass Sénégal moo tax may wax ndax bëri nañ ne tey jii ni ma leen di wax du vision partisane mais vision wu Sénégal la Pass-Pass ci Sénégal donc du parti du Pass-Passu parti politique ak yu mel noonu newuñu ci loolu Sénégal lañu woote te Sénégal boobu nañ jàpp ne diaspora bi dañ ci am wàll donc ñoom it maa ngi leen di nuyu au passage di leen jaajëfal te di leen encourager aussi ci nekk ni nga xam ne moom lañ nekkee bitim réew te di leen xamal ne xam nañ ne seen xel yëpp a ngi ci réew mi xam nañ ne seen bëgg-bëgg yëpp ci réew mi la nekk te incha allahu rabbi dinañu dox ba yegg ci loole ba mbégte gi nga xam ne bu ñu ñëwee Sénégal moom lañ fiy am te yéen la ngeen di ut sàkkuwu leen ci lu dul ñëw dellu ci waat seen réew mun ko fi defee incha allah rabbi dinañ dox ci tànk yooyu te foofu li ma ciy faral di wax nee naa équipe nationale réussir na ko kon war nañ ko mën a réussir ndax tey jii xale yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw di ci reyante bëri na ci yoo xam ne juddoo ñu sax Sénégal te tey jii mënoo leen génnee ci Sénégal kon tey jii nañ xam ne suñu diaspora boobu dañ leen di ñu war a jaajëfal lañ wante ñi fi nekk tamit nañ leen gën a dooleel ndax mbir mi fii la nekk yow yàgg nañ nekk France nga ne ma président kañ ngay dellu kon nag ma amaat mbégte lii ñu bëggoon def fële ñu defee ko fii ndax fii la ñu am fii la ñu bëgg fii la ñu gëm te incha allah lu rabbi li ñuy liggéey fii lañ koy liggéey may rafetluwaat encore une fois émission bi nga am ci primeur ndax ñoom ñaar ñëpp ñu ngi doog a def seen déclaration officielle de candidature te di ñaan yàlla ndax ñu mel ni ñoom lañ ci jiital yàlla dafa leen ndam ñu mën a teewal askan bi teewal Sénégal yi ca assemblée te bu boobaa am nañ ci yaakaar ndax boobaa am nañu beneen xar kanam boo xam ne ñoom ñu ngi ko tàmbal di wane mu andi li Pass-Pass ñu wax ne duñu mënewuñu ci wax ci jëf la ñu mëne kon buy ñëwee ne réconciliation te def naa am nañu ñuy fi teg ñoo xam ne mooy wane ne lii mooy Sénégal te lii la ñuy seen ci Sénégal maa lay jaajëfal mag. jërëjëf incha allah kon boog ñoo ko déggandoo loolu moo nekkoon mot de la fin kon ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ami internet Mak TV waa diaspora yéen ñi nga xamante ne du ngeen jóg ci di ñu dooleel di ñu envoyé message waa France Espagne Italie Allemagne fu nekk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax te doon leen di leen fàttali nekk tey Mouhamed Ben Diop président parti Pass-Pass moom lañ dalaloon tey mu jàngal ñu ni nga xamante ne noonu la ñuy yoree réew noonu la ñuy doxalee réew leen dox dig daje beneen yoon ak beneen émission incha allah.